a baax Aram Touré xibaar yi ci wolof la ci gën a fës gannaaw bàkk bi. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk yi ca gën a fës lycée Seydou Nourou Tall nag dana bokk ci daara yi fas yéene kon dooraat njàng mi niki ëllëg jafe-jafe ndox la ñu doon wax loolee nag dakk na inspectrice bi ñu dénk wàllug njàng mi ak formation yegg na fa ba dëggal ko waa SAEMS tamit ak jàngalekat yi ci bootu ñoom it ña ngay yëglu ne ëllëg nag daañu yegg ñoom it ca seeni poste ngir nag dooraat njàngale mi nee nañ nag la ca gën a am solo rek mooy matuwaay yi ci wàllug wér-gu-yaram di ngeen teewlu secrétaire général bi di Sawru Sène ci biir xibaar yi ca diwaanu Tambacounda avocat général ba nag la muy sàkku rek ci kii di Moustapha Ndiaye mooy nanu ko tëj nag giiru dundam moom moomu ci fàttali la ñu wax ni moo faat Ibou Diop mu ngi nekkoon nag tailleur ci jamonoy campagne électorale bi la woon ci atum 2019 mu doon xeexoo bu doxoon ci diggante militant yu PUR ak militant yu coalition Benno Bokk Yaakaar reprise nag dana am maanaam dooraat gi ñeel bateau bi Aline Sitoé Diatta nee nañ nag du yàgg dara kon dana tàmbaliwaat rek di daw diggante bi mu daan daw ndax li ci gën a am solo foofu it mooy matuwaay yi nga xamante ne war nañu ko jël ci wàllug wér-gu-yaram loolu daal la ñuy seet fi mu ne nii ndax ci jamonoy mbas mi la ñu ne waaye nag du yóbbu nit jàppale ni bagage képp kon moo koy tax a jóg mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeer la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dana nag jàmm ci xibaaru marax yi dañu koy doore rek ak ni ñu ko waxee woon ci ndoxteel yi muy lycée Seydou Nourou Tall ni ki ëllëg nag daañu bokk ci daara yi nga xamante ne nag kon daanu ubbi rek seeni buntu ngir dooraat njàng ma foofee nag jafe-jafey ndox la ñu doon wax waaye loolu jeex na tàkk ndax directrice inspectrice bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu ko njàng mi ak formation yegg na fa nag ba dëggal ko di sa préra lañ ci àndal ak Amadou Ba. technicien yu SEN'EAU nekk ci liggéey bu metti ci booru lycée Seydou Nourou Tall ndax nag am ndox faw mu am ngir njàng mi ak njàngale mi mën a tàmbali proviseur bu établissement bi du wane ak xel mu dal ndax jàpp na ne njàng mi mën naa tàmbali. lii dal suñu xel du sax ni ñu commencé liggéey gi waaye bu ñu commencé jàmbat ba suñu IA bi ñuy sant ba ca kanam yàlla. ba suñu IA bi jëlee yëf yi daal di ko partagé moom ak gouverneur ci turu ministre de l'éducation ñu def lu ñu mën ànd nañ ci nu mu gënee rafet te dañ ci sawar gis ngeen ne professeur yaa ngi taxaw administration ñu ngi taxaw élèves yi ànd nañ ci parents d'élèves yi ànd nañ ci. inspection éducation ak formation tamit nekk ci liggéey bu metti di vérifier li manqué ak li am ci école yi waaye teewul inspecteur d'enseignement et de formation bu Dakar jàpp ne faw rek ñu xaar ba ca bés bi xam lu manqué ak lu ñu war a soppi. xam nga lycée Seydou Nourou Tall dafa nekk lycée bu am solo ci inspection d'académie de Dakar. lycée yi gën a yàgg ci gën a am prestige yi gën a mën a joxe résultat yu baax. la bokk kon bu fekkee ne depuis juróomi at mu am problème mu ndox ñoom ñu toog fii di ko muñ wax dëgg di ci jóg ak daanu. depuis ba président waxee ne dañuy ubbi école yi wax ma le 25 juin bi mais le 2 ñun dañu nekkoon di préparer wu lépp loo xam ne waroon nañ koo def ci école yi pour njàng mi ak njàngale bi ñu def ko ci anam yu gën a rafet ñu ngi ci doon préparer wu. ñetti weer ginnaaw ba ñu dakkalee njàng ak njàngale mi élèves yi nekk en classe d'examen war a dellu ca l'école ba le 25 juin gii. ci fàttali ubbi teg école gi ñu ngi ko jàppoon le 2 juin bii passé waaye ay enseignants yu amoon coronavirus fële ci Ziguinchor moo taxoon nguur gi daal di koy bëtal.
moo ngoo ko ñu di ko jaajëfal bu baax a baax di sa Prera Science nag jàpp leen ni kon ñoom it noppi nañu rek ngir delluwaat ci classe yi Science nag ak mboolem jàngalekat yi nga xamante ne bootu nañu ci syndicat boobu Sëwri Sène mi nga xamante ne moom moo leen jiite la mu wax rek mooy li ci gën a am solo mooy nanu sàmmonteeg tëralin yi ci wàllug wér-gi-yaram ndax mbas mi ñu ne ñu teewlu ko ci micro di sa Prera. waaw suñu taxawaay moom ñun en tant que acteur de l'éducation en tant que jàngalekat suñu rôle mooy bu ñu xëyee dinañ dem école incha allah dem école pour fas yéene tàmbalewaat liggéey bi parce que nag école bi kenn gënuñu ko bëgg ñun nous sommes des acteurs de l'école kon à partir de ce moment lii suñu cër rek mooy ñu xëy dem maintenant ñeneen ñi aussi dañ ci am seen cër muy parents d'élèves yi muy gouvernement au Sénégal parents d'élèves yi am nañu devoir préparer seeni doom ñu dem jàngi waaye gouvernement au Sénégal nag moo amee devoir pour ñu respecter protocole sanitaire yi alors protocole sanitaire bi nag respecter ko mooy mettre à la disposition des écoles du Sénégal élément yooyu nga xam ne moom la ñu wax ci protocole sanitaire bi moom la ñu war a teg bu dee ku nekk jouer na rôle am correctement mais jàpp naa ni normalement démarrage bi war na mën a correct waaye nag bu ñu demee par endroit gis ni lii manqué na lee manqué na bu boobaa aussi manquement yooyu mën nañ indi rëq-rëq ci démarrage u enseignement yi. Union nationale nag bi nga xamante ne mooy mbootaay gi ëmb kon daara yi fare ci privé bi laïc yu Sénégal ñoom it ña ngay rek dalal kon xel yi ci ndorteel li war a am ëllëg ci njàng mi muy dooraat bi ñoom it ña ngay soññ daal mboolem jàngalekat yi mooy nañu def seen kéemtalaay kàttan ba nag kon dooraat gi ñu mën koo teg ci yoon te mën a moytundiku yu baree bari ndax wax nañ ko sànq ci jamonoy mbas mi la ñu ne Insa Diallo ñu teewlu ko ci micro Alassane Ba. fi bërki dem ba léegi def nañ li nga xam ne lii mooy saytu seet ndax lépp yemb na ci wàllu ubbite bi niki alxames 25 juin bañ ko defee ak ci IA bi démb gis nañ ne fi mu nekk nii matériel bi yépp yemb na ñépp seen xel dal na pour ñu war a delluwaat ci école yi niki suba alxames personnel enseignant yi personnel administratif bi même personnel subalterne yi ñi nga xam ne ñi ñooy saytu set gi ci école yi ñëpp mànkoo nañ ne war nañoo dellu ci classe yi bi nga xam ne tëj nañ ko ñetti weer ci gannaaw fi mu nekk nii de niñ ko gisee lépp yemb na pour que xel yi mu dal ñu dellu ci classe yi ñun ak suñuy élèves boole ci aussi parents d'élèves yi ñëpp xam ne reprise bi moom jot na ngir xale yi nga xam ne ñoo war a def examen ñu defi seen examen ni suñ jàngalee ñaari weer ci kanam. kuréel gu mag gi nga xamante ni moo ëmb nag mbootaay yi benn bi nag boole rek wayjuru ndongo yi bi ci des di wayjuru étudiants yi ñoom it ñi ngi dalal kon seen xel bu baax a baax ci wàlluk njàng mi ak ëllëg gi lenn képp nag la ñuy sàkku ci wayjur yi mooy nag ci ñaari fan yu njëkk yi nañu fexe rek ba gunge seeni doom ngir xool nag matuwaay yu ñu jël foofu ndax yemm na am déet Abdoulaye Fane la ñuy teewlu. Systématiquement li ñuy tëje rek moom mooy wéyjuru ndongo yëpp yi nga xam ne yi dañoo am seen doom ay tout tànk yi nekk ci CM2 yi war a def entrée en sixième nañu téye seen loxo doom dal di leen yóbbu ba ca école ba muy alxames bi ak ajjuma bi bu ñu leen yóbboo ba ca école ba bu ñu xoolee mu leer la ne conditions yi ça se prête pour que ñu dal di mën a continuer enseignement apprentissage yi ñu mën leen fa bàyyi mais bu ñu gisee loo xam ne lii dalul seen xel nañ jël seen doom delloo ko seen kër di demande nag que mu am ay li ñu naan ci tubaab évaluation à mi-parcours parce que boo dawalee lu mat fukki fan war nga mën a taxaw seetlu natt ndax lii fi mu tegu mu ngi tegu ci raay bi wala déet bu fekkee nag xool nañu ne peut-être am na fu mu doxule ñu rectifier ko au cas contraire bu ñu gisee mu leer na lii mënul ñàkk ba mënul ñàkk ñu tëj école bi. Mbelaka Diaw nag ma nga ca diwaanu Fatick foofee maire baa ngay soññe ci rek école bi ak ëllëg nu ñuy def xamuñu ndax foofu jàpp na ni matuwaay nag dafa xaw a des lool ndax boo xoolee ndongo ya fa ñuy jóge nag di dem dafa sori lool muy diggante seeni kër ak daara ya tamit ñi ngi dëkkmal nawet bi dañu jàpp sax ni nawet bi teru na ba noppi loolu yëpp mu jàpp ne ay gàllankoor mën naa am ëllëg Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey.
commune bu Mbellacadiao diggam ak bu Fatick daanaka ci fukki kilomètre rek lay tolloo benn lycée moo fa am ñetti CM ak ay école primaire maire commune bi nag di wax ni moom gaa kontaan na ci ni nga xam ni moom la élèves yi jàngalekat yi fas yéene dellu ci classe yi waaye nee na daf ci am ak njàqare. déplacement xale yi parce que ñoom seen bopp dañuy def 8 kilomètres aller 8 kilomètres retour muy 16 kilomètres par jour surtout ñi nga xam ne ñoo nekk CM di ñëw wala lycée ma ne donc su nekkee ne day taw mu am xiin muy dënnu ci suñ commune dëkk yi nga xam ne ñoo amul paratonnerre ñu am leen jox leen paratonnerre. moom nag mu ni bu sañoon kilifa yi bàyyi xel ci yenn aspect yi ndaxte nee na léeg-léeg li ñuy gis ci dëkku taax yi bokkut ak li nga xam ne moom moo nekk ci biir village yi. le plus souvent dañuy foog ne li nekk Dakar moom moo nekk ci àll bi alors que du loolu yow mi xam nga ko ki nga xam ne dafa am classe boo xam ne dafa am dañ ko dale bokkul ak ki nga xam ne moom moo am classe boo xam ne ab zeng la suy taw bruit lay bëgg di def te kuy nekk jàngalekat xam nga ne mënoo mukk di jàngale ci condition yooyu. moom nag mi ngi doon àddu gannaaw ba ONG bii di World Vision doon jébbal ay masque ay gel ay thermoflash ak itam yeneen xeeti matériel école yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune am boobule ñoom waa World Vision nag di wax ne geste bu ni mel def nañ ko ci Sénégal ci lu toll ci 800 écoles. te ñun xam nga ku xam vision mondiale xam ne kuréel gu la muy yëngatu guddeeg bëccëg pour xale pour taw foofu xale yi. nu yóbbee ñu mën a jënd lii lépp pour mën koy tasaare ci juróom-ñetti téeméeri école ci Sénégal ci juróom-ñetti téeméeri école yi bii bokk na ci donc li ngeen gis te yëpp def nañ ko fu ne ci suñu zone d'intervention mais xale yi dinañ mën a commencer njàng mi ci ay conditions yu mucc ayib. ci biir département bu Fatick nag ñoom waa World Vision ne lu tolloo ko 159 écoles la ñu fas yéene jàppale ci jamono ji nga xam ne dañu war a delluwaat ci classe yi. ñu des ci loolee ak jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu enseignement technique ak formation professionnelle ma nga woon ca diwaanu Tambacounda Dame Diop di àddu rek ci matuwaay yi nga xamante ne jël nañu ko mu jàpp ni matuwaay yu am solo la ndax mbas mi tax na lu ñu daan def benn dolli nañ ko ba mu gën a am doole ñu teewlu ko foofee ca diwaanu Tambacounda ak Moussa Omar Gueye. Tamba pour xool ci turu gouvernement bi ci sama tur mais ci turu aussi sama collègue Mamadou Talla. njàng mi nga xam ne war nañ ko door alxamis incha allah fu ñu ci toll ci waajtaay bi ma rafetlu lu baax li ma fi gis ci respect protocole sanitaire bi jàpp naa ne mun naa wax léegi que ne fii ci Tamba jàng bi war na mun a door alxamis gannaaw suba ci jàmm. loolu nag suñ ko amee fii on le doit d'abord à toutes les autorités administratives les autorités territoriales ñoom tamit nga xam ni jàpp nañ ci maire président de conseil départemental ci jàppale école yi. mais on le doit aux enseignants aux syndicats qui sont là et ak waa xale yi nga xam ni ñoo war a jàngi ñoom ñëpp ñu wax que ne seen yéene tey mooy dellu jàngi ci nu mu gën a gaawee donc jàpp naa ne état def na li mu war a def collectivités yi def nañ li ñu war a def autorités yëpp def nañ li ñu war a def li ci des incha allah yàlla yóbbuñu ci jàmm le 25 ñu jàngi du ñàkk ay jafe-jafe message bi mu wax mooy ne li ñu nar a dund nii xëy na masuñu ko dund mais loolu moo tax ñun ñëpp ñu war a defaraat toogaay yi chaque fois que mu amee jafe-jafe. ñu des foofee ca diwaanu Tambacounda ak niñ ko waxee woon muy nag àtte boobu ñeel rek Ibou Diop ci fàttali mooy tailleur boobu nga xamante ni moom la ñu rek faatoon ci woteeg faluk jiitu réew mi ci atum 2019 gannaaw jàmmarloo bi doxoon ci diggante ay militants yu PUR ak yu coalition Benno Bokk Yaakaar Moussa Omar Gueye la ñuy fekk ji ca Tamba Moussa Omar Gueye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Fatou Kiné Deme. Moussa Omar Gueye lu soxal kon atte boobu door ay atte yu bari la sax waaye tey bi ci njëkk bokk na ci Ibou Diop moomu mu mel ni kon ka ñu jiiñ ne moo ko faat kon avocat général ba dafa sàkk ñu tëj ko giiru dundam. waaw avocat général bi moom mooy Demba Traoré nee na bu sañoon daal ci ñu tuumal ni moo faat bakkanu ki di Ibou Diop Moustapha Ndiaye ñu daal di koy tëj giiru dundam ñeneen ñi nag bokkoon na ci koo xam ne Ousmane Sidibé la moom ak Moustapha Ndiaye la ñu tuumaloon ñoo ko faat mais Ousmane Sidibé daanaka kàddu yu bëri daal dañu jubal ci Moustapha Ndiaye moo faat loolu sax avocat am sax ñaan moom nañ ko teggil tuuma boobu ñu daal di jublu rek ci lu jëm ci wàllu gaañ nañu nit muy cause blessure volontaire ak yor nañu gànnaay te yoruñu autorisation ci noonu itam avocat général bi sax nee na bu sañoon ci loolu ñu toppee leen ci ñaari at yoo xam ne juróom-benn weer yi la ñuy tëdd waaye itam ba tey ñu gis ne daal fi nga xam ne moom mooy ci
tribunal d'instance bi nga xam ni chambre criminelle bi fii lay am ñi nga xam ne ñoo aju ci wàllum plaidoirie yi ci wàllu défense bi daanaka avocat yi ñu ngi ñaax daal ñi nga xam ne ñoo yor cour chambre criminelle bi nañu oyofalal seen daan ñeel ñi nga xam ne ñoom la ñu tuumaal loolu daal lañ mën a tënk laata kon ñuy pare ci plaidoirie yi ci jamono ji nga xam ne daanaka benn avocat dong moo def ñu daal di nag jublu di xool président wu chambre criminelle bi lan lay décider ndax day joxe verdict bi wala da koy def mise en délibéré dinañu xam fu muy mujjee. ma ngoog jërëjëf Moussa Oumar Gueye ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax nga doon addu rek kon ci àtte boobu di am jamono ji ca diwaanu Tambacounda di procès nag yoo xamante ne dafay wéy ba ci ay bis Sénégal nag bisu tey ji mbas mi ñi nga xamante ne ci ñoom lañu ko gis kon toll na rek ci juróom-ñeent fukk ak juróom ci test yoo xamante ne def nañu ko test yooyu tamit toll ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar waaye nag li gën a rek metti mooy ndeeteel gi gën di yokk saa su ne ndax ñeenti dellu nañu faatooti ci mbas mi juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar nag di cas contact am na ñetti cas importé am na fukk cas ak juróom yoo xamante ne ci wàllante googu ñu xamul la tey nag lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benn ci aji tawat googu jot nañu wér ñu daal di des ba tey rek ci jàngoro ji yegg ba fële ca Morolan département la ma nga ca département bu Tivaouane foofu nag gis nañu ne ñi nga xamante ne ay éclaireur lañu ñi nga xamante ne ay guide lañu ba ci rek mbootaay communautaire yi nag ñoo mànkoo di ñaax askan wa naka noonu it di fexe rek bay defar li nga xamante ni moom mooy gel hydroalcoolique yi ndax liñ ci jublu rek mooy gën a ñaax askan wi ñu sàmmonteeg kon tërali ni ñeel mbas mi Cheikh Anta Diop say latir ci leeral. cas communautaire yi di wéy di gën a bari ci réew mi loolee tax nag askan wi ñépp war a jóg ràngaayu dugal seen loxo ci xeex bi ngir bañ jàngoro ji law ci réew mi loolee tax nag éclaireurs yi ak escout yi nekk fii ci Morolan jóg nag lali pexe dugg ci askan wi di leen ñaax tey tàggat ay ndaw yoo xamante ne dinañ defar ay jumtukaay lu mel ni ay gel hydroalcoolique ngir di ko jagleel askan wi di leen gën a ñaax ci xeex bi. loolu mooy tax ñun ñu kontaan tey dajaloo ak commissaire régional ak commune de Morolan pour dimbali xale yi ñu mën a am formation boobu et que ñu mën ko utiliser au niveau de la base. tey jii bu ñuy ne dañuy faj ba pare di joxe feebar amul njëriñ il faut que spécialiste mu encadrer ko pour que li ngay am ci mujjantal ba tu vas avoir une solution hydroalcoolique à 80% ba 70% boo xam ne dafa actif. sensibilisation Sénégal ñëpp xam nañ yemul ci wax kese même nos jeunes. pour ñu dem sensibiliser soxla nañ produit bi c'est un produit qui sera testé balaa ñu koy utiliser may encore magnifier waat geste bu maire Morolan def parce que c'est le premier et ça c'est historique à accompagner les scouts et les guides de Morolan. Vraiment ñu ngi ñaax yeneen maires yi ñu def la même chose dans leur localité. maire Morolan di Yves Lamine Ciss ne nag taxawaay bi scouts yi ak éclaireurs am fii ci Morolan askan wi ñépp war a jóg ci xeex bi. niñ ko waxee woon sànq nag muy batop Aline Sitoé Diatta kon dem geeg dikk bi nag dana dooraat du yàgg waaye nag jàpp nañ ni lu soxal wàllu kon yóbbu bagage gi loolu la ñu seetlu ni kon dina gën a mën a gaaw mooy foofu nag la fas yéene rek kon dooraatee wàllu dem beeg dikk bi gannaaw nag bi mu taxawee woon nee nañ li ñuy xaar rek mooy xool ndax matuwaay ci wàllu wér-gu-yaram jël nañu ko ba mu leer am déet ndax mbas mi ki ko xamle nag di Abdou Salam Kane nag moom mooy directeur exploitation Kosama mi ngi ko yëkkati ci benn plël bu ñu fa amaloon ñu teewlu ko ci micro Boubacar Diassi. ñun dañu am mission service public boo xam ni dafa aju ci transporter passagers ak seen bagage diggante Dakar ak Ziguinchor loolu lañu suspendre bi mbas bi ñëwee te loolu sax ci ndogalu gouvernement bi lañ ko suspendre comme ñi mu dogaloo ñeneen ñëpp ñu def ko mais mode de transport bu nekk dafa am particularité bon transport aérien commencé nañ ndànk transport terrestre commencé na ñun également dinañu xool naka la ñuy jébbale benn këyit daal suñu autorité de tutelle muy ministère de la pêche et de l'économie maritime pour ñu valider proposition yi ñu leen di defal pour ñu jéem commencer ndànk-ndànk parce que affaire yi aussi il faut nga dem ci ndànk-ndànk xam nga bateau bi par exemple dafay jël suñu feesalee bateau bi mën na nekk ay 500 personnes on prend 490 plus 50 membres d'équipage on a plus de 500 personnes à bord 500 personnes yooyu à bord suñu yéegee ci kaw bateau am na liberté de se mouvoir maanaam nit ñi mën nañu dem di dellu si di dugg di génn ci cabine yi di dem di doxantu di féexlu bokkewul ak transport par exemple aérien nga xam ne avion su doo am nga soxla doo jóg da ngay toog loolu dafa war tax ni dafa am balaa ñuy jóg di commencer waat trafic bi ñu saytuwaat ko
xoolaat ko bu baax a baax indi le maximum de normes le maximum de sécurité ci loolu la ñuy liggéey su ñuy jógee pare ci liggéey boobu ñu jébbal ko également nu mu tuddati autorité ministérielle bi nga xam ne autorité de tutelle pour moom mu dogal ban bés la ñuy commencer. man ko kàddu yi mu yëkkati ko rek ci bi muy jébbal ay jumtukaayu kaaraange ay dokeer foofee ñu wax nag ci coowal suuf li nga xamante ne nag ma ngay wéy di lëmbee fële moom ca Médina Wandifa la nu fa seetlu nag mooy benn kuréel daal mooy joxañ baaraamu tuuma maire ba ne nag lu jik njaag mooma ñeel benn lotissement bu mairie ba ñu ne nag du dëgg du yoon ndax bu ñu xoolee sax maire boobu daal la mu lëbëje foofu ci xaalis kon xayma nañu ko rek ci million di dem Bakary Konte ak Xaali Jàmme ci suba cuy diggante juróomi waxtu ak juróom benni waxtu suñuy élément ay nit yoo xam ne ñoo nekkoon ci booru Jann Malari Saare Farim jëm Missira ak Sakar secteur boobu lañ leen joxoon ba ñu demee ba ñu julli suba ba pare xam naa ne ñooñu dañoo yaakaaroon ne ñibbi nañu parce que 5 heures du matin la ñu waroon a ñibbi dañoo réere woon mbir xanaa ne gendarmerie liggéeyam guddeeg bëccëg la muy taw ak muy naaj ñu ngi ci terrain bi ca la ñuy jàpp juróomi waxambaane yore woon ay vélo ndax ba ñu séenee la ñu daw ñu dàqante ak ñoom ñu jàpp ci ñaar ba ñu ubbee seeni bagage fekk nañ ci ñu yore yamba ju bëri bañ ko xayma mot na 200 kilo yamba ñu jàppale ci juróomi vélo ak ñaar ci ña nga xam ne ñoo yore woon marchandise bi ñooñu ci jamono ju ñuy wax ñooñu ñu ngi ci brigade ba Sédhiou ñu jàpp ñu continuer l'enquête bi nga xam ne suba wala ginnaaw suba danañ ko yóbbu ca procureur nga xam ne ñu continuer seet na noonu lañ ko leen mën a attee marchandise bañ ko yoree bañ ko xayma daanaka toll na ci 20 millions mooy bi ñu jàpp tey mais soo delloo ginnaaw tuuti altine ñaari bés ci ginnaaw jàpp nañ encore lu toll ak 200 kilo ak fanweer ak juróom soo ko xayma dana toll ci 20 millions ak juróom benn fukki junni ak juróom-ñaar donc soo xoolee loolu ci ñetti fan rek loolu lépp su ko benn nit rawalee daanaka day am lu tapp. mu nekkoon brigade gendarmerie bu Sédhiou nag gannaaw rek yàmbaa gi nga xamante ne teg na ko loxo foofu mu tolloo ci rek ci ay téeméeri kilo di dem ma ngoog foofu la ñuy jeexale xibaaru marax yi sant leen gërëm leen bu baax a baax mbokk yi Aram Touré ma bàyyi